jërë ngeen jëf ñu amaan mbégte ak kontaante ñëw fii ci seen émission vie de quartier di leen ko présenté ki leen koy présenté muy seen mbokk seen xarit Pape Matar Diène contexte bi nag ni ñu leen ko expliqué woon noonu lay demee chaque année chaque jour mais tamit chaque moment muy lan vie de quartier dafay nekk émission boo xamante ne da lay fekk ci sa biir quartier waxtaan ak yéen ci ni ngeen di dundee ambiance bi lan la seen dundin am na jaar na yoon wala jaarul yoon waaye tamit yan problème ngeen am lan ngeen di joytu ba léegi mënoo leen cee jot lu ñoo ngi ñëw ci koñ boo xamante ni ñoo ngi koy wax xaar yàlla moom sa réew ci bi gën a siiw xaar yàlla nag nekk na koñ boo xamante ni bind na taarix ci Mboro bu baax a baax a baax ndax ci li nga xamante ni ñun def nañ ko ci suñuy investigation bokk na ci quartier yi nga xamante ni ñoo jiitu ci Mboro même bu jiituwul si Mboro sax la ñuy wax ndax dégg naa ci for naa ci wéewu bay ñu ni ki nga xamante ni moo Mboro moo fi jiitu mën nañ ni njabootam la boo xamante ni fii la jóge kon nag ñu amaat mbégte ak kontaante ñëw fii ci xaar yàlla di leen présenter seen émission vie de quartier émission bi nag duñ ci wéet benn yoon heure bu ñu ñëwee dañuy fekk jotaay waxtaan ak ñoom lu ñu gën a dem rek lépp loo xamante ni umpoon na leen ci quartier bi nga xamante ni mooy xaar yàlla dina leen tey jërë ngeen jëf Assane bisimilah kon ñu jox la nga nuyoo. asalaamaaleykum am na nuyu di ziare bu baax di nuyu ñëpp di leen dalal fii ngeen ñëw war ngeen fay ñëw wax dëgg yàlla fii nag mooy comme ni nga wax rek xaar yàlla di quartier Samba Lawbe Ndiaye ëmb aussi ASC bi ñuy wax moom sa réew te ma jiite ko ñu ngi leen di dalal di leen jox seen wàccuwaay je pense que li nga xam ne moo leen yëkkati mission bi ngeen di dox yàlla na leen ci yàlla defal ndam yàlla na sunu borom defal leen ci ndam bon avant may commencer damay ñaan yàlla aussi sunu borom moom mi nga xam ni moom moo fi indi mbas mi lëmbe àdduna bi ñi ñaan yaa ci kàttanam mu jëlee ko fi ci jàmm ñi ci génn génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm ñi mu daal aussi yàlla na yàlla teggi ni tiis bi seen kaw di jaale aussi sunu yaay ji fi jóge tey jii muy maire Ramakan di ko jaale Mboro gi yëpp yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana donc comme ni ma ko waxee rek mbooloo mi macha allah comme ni nga ko waxee rek jaruñu leen di présenté wax nga leen bu baax a baax donc ñi ngi leen di dalal di nuyu ñëpp donc on est à votre disposition ci lu ngeen soxla ci koñ bi rek on est prêt à vous répondre merci beaucoup. kilifa gi maa ngi lay nuyu di leen sant bu baax di am mbégte dalal la plateforme Mboro espace échange donc ci sous la bannière de notre frère Momar bu ñu xam bu baax a baax a baax ngeen ñëw tey ci comme vous l'avez si bien dit quartier bu ñu naan xaar yàlla mu gën a siiw ci lu ñu naan moom sa réew logé wu ci quartier bu ñu ko gën a nag codifié muy Samba Lawbe Ndiaye nekk dans le jargon donc de Mboro 2 kon day foofu ngeen ñëw dans l'émission donc la vie donc de notre vie de quartier une émission je pense qui vient à son heure ñëw na ci jamono joo xam te ñëw na te duñ ci soree dinañ wax li tax ñu wax ko mais yaakaar naa aussi Mboro espace échange donc ci médium bi mu am l'autorité locale war na ko cee sant parce que yéen a ngi koy permettre mu def une bonne collecte d'informations donc à travers ces quartiers pour pouvoir mener à si bon port li nga xamante ni moom mooy politique de développement zonal am merci beaucoup. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Mboro gépp di nuyu surtout quartier Samba Lawbe du nuyu képp kuy artiste dëkk Mboro di nuyu artiste Sénégal yëpp vraiment kontaan nañ ci li trop waaw vraiment ñu ngi kontaan baax a baax a baax a baax merci. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yi seetaan di leen dalal ak jàmm ci sunu quartier bi ci quartier xaar yàlla ci sunu moom sa réew di kontaan vraiment ci initiative bi parce que au moins dina permettre nit ñi ñu expliquer wax problème yi nekk ci quartier yi parce que je me dis que yéen la voix des sans voix donc di ngeen ñu mën a permettre au moins ñu am solution ci sunu ay problèmes merci beaucoup. waaw nga nuyoo rek ak internet yi lay seetaan jàllale say première. waaw salaamaaleykum Diène maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal sa caméraman Momar Seyni ak ñi nga àndal ñëpp équipe technique bi yëpp di nuyu quartier bi di nuyu ñi nga xamante ni si ñoom la ñu seqal quartier bi ñuy suñu ay frère di suñu ay sœur di suñu ay waajur aussi suñu ay parents di nuyu ñëpp daal di leen wax ni vraiment lii moom quartier bu nekk war na ko am quartier bu nekk war na am foo nga xamante ni si au moins soo waxee dinañ la dégg
donc lii moom occasion la boo nga xamante ne si vraiment dañ koy saluer bu baax a baax a baax. di rafetlu ñëw bi. et di wax ne yëkkatil micro bi. di wax ne ñi ngi ñaan rek lépp luñ fi wax mu nekk loo xamante ni si luy jëriñ quartier bi la. et quartier bi tamit war ci mën a gis boppam bu baax a baax. asalaamaaleykum maa nuyu ñëpp. waaw nii rek lay demee saa su ne ci seen émission vie de quartier ñu commencé waxtaan wi nag jox micro bi ki nga xamante ni mooy Assane Senghor Assane ñu bëggoon xam seen jataay bii nii lan ngeen fi waxtaanee lu bëri seen waxtaan ci lan lay tegu ci li gën a bëri. merci Diène ñu ngi lay encore une fois ñu ngi lay nuyuwaat dama am xel day fattu parce que bala ngaa dugg ci kër da ngay jaar ci buntu ba koñ bi dafa am ku ko yilif muy sunu papa Sayer Ndiaye mooy chef de quartier bi donc xel day fattu mais moom la ñu waroon a jiital teg ci aussi monsieur le maire bi nga xam ne moom mooy premier magistrat de la ville de Mboro di leen nuyu di leen sargal donc Diène comme ni nga ko waxee fii mooy sunu grand place kër gi fii mooy sunu grand place borom kër gi daf ñoo yaatal ba nga xam ni fii lu nekk lañ fi waxtaane lu nekk lañ fiy waxtaane loo bëgg a xam ci Mboro soo ñëwee fii xëy na peut-être dina am loo ci xam dina am tuuti loo ci fort parce que jeunes yëpp ñoo jóge ci koñ yi mbedd yi ci kër yi ñëw ñu daje fii ci jàmm ak salaam fekk si suñuy sœur suñuy rakk yoo xam ne yu baax la kii di Maymuna Caam ak Awa Caam ñu yaatal ñu parce que kër su yaatoo rek dañ naan jigéen ñi la donc li ma lay wax rek mooy que ñi nekk fii ci plateau bi loo bëgg a xam tey ci koñ bi ñoom mën nañ la ko wax te doo sori ak lu monti doon ci domaine yëpp parce que ci yëpp la ñuy yëngatu parce que mën naa laa wax ni actuellement ASC bi ñii ñoo ŋànk ASC bi ñii ñoo ko ŋànk te ASC je pense que suñ koy wax ci quartier cellule la bu am solo bu nga xam ni lu bëri dañ koy liggéey ci koñ bi donc li ma lay wax ni aussi koñ bi bëri na ay jafe-jafe yu fi nekk dañ koy waxtaanee fii problème yi fi nekk dañ ko fi waxtaanee baax-baax yi fi nekk lépp dañ ko fi waxtaanee donc encore une fois Diène loo bëgg a xam ci koñ bi soit Ngom a ngi nii Vieux Mor a ngi nii Awa ngi nii Paba nga ni le Abou Ndiaye ngi nii loo ci bëgg a xam ak lu mu mënti dem ci cadre yëpp parce que ñun du au jour la ñuy toog di waxtaane gis nga bi nga ñëwee fekk nga ñi ngi teg suñu attaay di attaay chaque jour nag noonu lay demee su doon Covid bi xëy na peut-être guddi gi sax des fois fi la ñuy toog ci bedd bi fii def suñuy waxtaan di waxtaan suñu attaay ba suñu heure tëdd jot ñu dem tëdd donc dara ump ñu tëdd am na aussi loo xam ne metti nañu aussi ci dëkk bi. ci koñ bi xam naa loolu aussi ci kanam dinañ ci ñëw loo ci bëgg a xam rek on est à votre disposition. waaw xam naa nga joxal ma grand Ngom Seck Ngom bala ma dugg ak yow ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ci quartier bi émission bi ku ko seetaan ba mu jeex te xamoo fan mooy xaar yàlla ñun yaakaar naa dinañ juum ci li ñu waroon doxe kon dañuy bëgg nga expliquer ñu largement xaar yàlla historique am lan la. nga ñëwal ñu xam naa jéem largement bon. dina yaatu. waaw kon parce que le quartier. dafa xaw a mel ni Mboro. il n'a pas une histoire tellement codifiée. waaye nag on peut dire une histoire traditionnelle. yoo xamante ni mën nga ko lier. à des dates bien précises. wala approximativement précises. pour mën cee départ. ndax xaar yàlla bii ngay wax. wala Samba Lawbe Ndiaye. mooy Mboro wala mooy njëlbeenu Mboro noonu laa ko mën a expliquer te Mboro ku koy wax c'est les années 1939 bien avant l'indépendance nga xamante ni le colonisateur les Français ñoom ñoo ko génneloon seen bopp ci moment boo nga xamante ni nag ku xam tubaab xam xarañam xam ni du dugg ci zone boo nga xamante ni amul ay opportunités yu mu fa gis mais ci jamono jooju 1930 jàpp 1939 bi ñuy dérouler seen programme donc d'autosuffisance alimentaire c'est-à-dire pour en faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique du pays dañoo initié woon taxawal 4 centres d'expérimentation agricole ci gox ci dëkk yi ngay gis ñu tànnoon nag Mboro bi ñu tànnee Mboro nag je peux dire que ni le cœur donc Mboro googu moo doon fii ndax mën naa la cee jox ñaari éléments yoo xamante ne mën na ko symboliser nga xamante ne toit bi ñoo ko fi indi te ci digg koñ bi la nekk muy poste de santé Mboro 1 bii ngay dégg tey toit bi ñoom ñoo ko fi indi ndax toit ku ne xam na ne fu mu dem santé lay njëkk a wax du weesoo les infrastructures et les finances poste bii ngay dégg ci même koñ bi la bokkoon avant ñuy wax escale ndax boobu escale feeñagul bu baax donc toit bi ñoom ñoo ko fi indi
mu doon donc 2 outils phares yoo nga xamante ni tubaab bi ñoom ñoo àndoon ak ñoom indaale ko fii mu nekk ci biir quartier bi nga xam ne mooy quartier Samba Laobé Ndiaye wala ñu koy xaar yàlla mais aussi l'un des régulateurs les plus phares de tubaab yooyu ñu ko doon wax Samba Laobé Ndiaye moom mooy tudd tey ku ko wax rapport yi nga xamante ne amoon na ko ak tubaab bi te ci koñ bii nga xaar yàlla donc fii la logé woon même tey centre expérimentation agricole boobu bi ñu ko taxawalee muy station agriculture bi une bonne partie du personnel tant sur le plan administratif que le personnel subalterne ci circonscription bi également la ñu nekkoon tey ci wàllu administration rek les années yi mujj doo ci jëlee suñu waajur bu ñu naan vieux Madiagne Senghor déjà day sëkk nga xamante ne administration bi mooy ki nga xamante ni moom moo ko mujjee woon succession boobu nag di continuer tey ba suñu kilifa ju baax gi nga xamante moom la président tudd léegi muy suñu waajur di Sayer Ndiaye héritage boobu la yor mu may ko tey aujourd'hui li muy symboliser ci nga xamante ni moom mooy koñ bi ak li nga xamante ni moom mooy taarixam. jërëjëf léegi ma laaj la benn question bala ngaa daaneel. Rabbe ci xaar yàlla la bokk. bien sûr. Rabbe dañuy sentir yenn saa yi ni dafa xaw a benn dafa mel na bokkul daal koñ bi diggante Rabbe ak fii. waaw xam nga fissure loolu ñuy tuddee fissure. sax du fissure waaye xam nga il faut comprendre que ni. ci période boobu nit ñi dafa am noo xamante ni noonu lañu daan dëkkee. defewuñu ko woon nag pour singulariser wu. defuñu woon ko woon pour di diaboliser. defuñu ko woon également pour di ber ay nit. waaye dañ doon am ay ci suivant ay mbokk ni ñu daan dende lañ daan di gore ay gox di dëkkandoo. ñi njëkk parce que doo xool fi nga wax nii mooy Rabbe. famille Saliou Samb njëkk fa. te yaa la famille Omar Ndiaye. bi nga xamante ni bi ñuy ñëwit ci même périmètre bi famille Saliou Samb da ngay gis ñu xàllal famille Omar Ndiaye ñoom dëkk mais aussi ñu dëkkee ci voisinage boo xamante ni rapport yu extraordinaire yoo xamante ni moom lañu daan am. kon dëkkin bi du caagi fissure wala frontière bu ñu doon créer mais en fonction des liens de parenté à la limite rapprochement social noonu lañ ko daan xaw a defee mais entaché woon dara ci les rapports de bon voisinage yi nga xamante ni moom lañu doon am ci seen biir quoi. am na solo jërëjëf léegi damay jox ki nga xamante ni mooy Pape Sall Pape ma bëggoon nga ñëwal ma ci question boo xamante ni bu am solo la muy bu ñu déggee Grand Assane wax na ni fii lépp ngeen fi waxtaane wàllu sport ak yëpp ma bëggoon rek nga dikkaat ci point boobu noonu li ngeen di waxtaane fii d'accord problème yi ci la bokkee tout mais tamit wàllu culture bàyyi woo leen ko wàllu aada wàllu caada ak yooyu noonu loolu lan nga ma ciy wax. waaw loolu xëy na li ma ciy wax dina bëri du bëri parce que xëy na am na ku ma ko gën a maîtriser ci wàllu sport ak culture. incha allah dina si ñëw xam naa ndax boo xoolee quartier bi dafa baaxoo mooy li nga laaj Ngom Seck léegi. ci wàllu dëkkin ci ñun ak li nga xam ne mooy Rabbe nga xam ni tey da ngay yaakaar ni sax du ñu benn quartier. donc loolu sax dinaa ci laal tuuti. parce que boo xoolee tey cosaanu quartier moom sa réew. ci culture base bi Rabbe la. waaw mooy base bi. tey su fekkente ni si wax nañ ni. Mboro ba mu daj. première ASC bi nga xamante ne si am na troupe théâtrale fii. am ay percussion am lépp. donc quartier Samba Laobé la. te Rabbe ñoo géré woon loolu. y compris grand Cheikh Fall. ñoom grand Demba Mbaye ak ñeneen ñoo nga xamante ni tey loolu ñoo ko yoroon ba tey ji ñu bàyyi ko ak ñi nga xamante ni si ñoo fi nekk muy ñoom Ibrahima Mbaye jóge ci ñoom wàcc ci ñeneen ñi. donc loolu mooy li nga xamante ni si ci wàllu culture tey ASC bi bokk na ci ASC bi fi njëkk a am loolu. maanaam di dem stade yóbbu ñoo nga maanaam di préparer nawetaan nga gis recherche de fonds yëpp su koy def ci wàllu culture la koy def. maanaam mi ngi tëgg ay théâtre mi ngi def ay lam mi ngi def ay cosaan di def ay les derniers jours de la jot lu ci nekk mu ko doon def pour def ay recherche de fonds pour dundal li nga xamante ne si mooy koñ bi ndax am na ñoo nga xamante ne si xëy na demuñu stade mënuñu dem stade wala boog ak jotewuñu dem di seetaan ay lam wala dara donc mais nga doon gis benn décor boo nga xamante da ngay xam ni lii donc suñu culture la volet boobu aussi dañ ci doon yëngu bu baax. tey dem nañ ba quartier yu bëri copier nañu ci loolu ndax gis nga léegi quartier yu bëri boo gisee dañuy organiser ay théâtre bu nawetaan jotee ñii di organiser ay lamb ñii di organiser ay cosaan et tout mais tey ku wax base bi xam ni fii la woon. ci côté sport aussi la même chose. donc gis nga sunu grand bi nga xamante ne mooy président ASC bi tey yàlla xam na ni taawam la ñuy maaseel wala boog mën nanoo ànd ak taawam. mais tey soo ñëwee li lay wan ni la sport moo mën a boole lu nekk
mooy tey lii mu la wax nii moo am mooy fii lay toog ñuy naanandoo ataaya fii lay toog ñuy defandoo ay réunion ASC fii lay toog ñu même si bu ñu dee dem terrain dañuy ànd ak moom bu laajee ñu joueurs yi yéeg ci oto moom mu dox day dox lu mu laaj da koy def bu ñu nekk regroupement su gënee disponible day dem su fekkente am na lu ñu war a def à Thiès moom mu gën a disponible day dem et pourtant boobu Pape Sall la ngi toog keneen a ngi toog Ngom Seck a ngi toog keneen a ngi toog mais pour wan la ni la sport dafa nekk loo nga xamante ni si soo ci xësee nekk rek donc différence daal dootul am donc ñun ñëpp dañuy yam même pied d'égalité ci côté boobu soxna Awa li ma bëggoon ñëwee ak yow mooy jataay bi lan moo fi taxawaayu jigéen jataay bi nii seen taxawaay yéen jigéen ñi lan la fi. waaw maa ngi lay remercier kontaan naa trop ci question bi mais en fait man quartier bi doo gis différence entre jigéen ak góor parce que ñoom góor ñi dañoo xajal ci seen biir yaatal ñu seen biir xooluñu kii xale la xooluñu kii mag la gis nga bu ñu toogee di waxtaan yow boo joxe idée bu pertinente ñoom dañuy apprécier yow boo defee erreur ñu corriger la donc différence jigéen góor sentir ma ko ci quartier bi de un de deux quartier bi am na symbiose am complicité boo xamante ne dafa extraordinaire gisuma ko feneen boo nekkee ci naqar nit ñi dañuy ñëw taxawu la boo nekkee ci bànneex nit ñi ñëw taxawu la xam nga waxtaan loo xamante ne sax boo xamante ne comme par exemple dañ naan dafa archaïque amatul am na ci quartier bi nga am problème mu mën nga am problème mu xorom ngay toog am problème mu xorom am problème mu légume dem beneen kër ñaan ñu may la loolu c'est très rare gisatoo ko donc man je me dis que quartier Xaar Yàlla Samba Laobé dafa am quelque chose boo xam ne c'est spécial donc te jeunes yi ba tey ñu ngi nekk di ko téye flambeau bi daal bàyyiwuñu ko li fi mag ñi bàyyi woon même si am nañ ouverture mais flambeau bi ba tey ñu ngi koy tenir macha allah. nuyu de passage ki nga xamante ni mooy Ibrahima Mbaye mu jiitee tambour major yi nekk Mboro ci li ñu xam ñun ci li ñu fekkee ndax tamit bu ñu tuddee wàllu bàkk ak lu demee noonu wax dëgg yàlla mënuñu ko romb te duñu tudd Ibrahima Mbaye ñu koy nuyu de passage waaye ñu ñëw ci Vieux Mor caada cosaan théâtre mu mel na loolu bu doxee fii ci Xaar Yàlla ci seen loxo la jaar lan nga ñuy wax ci loolu. foofu moom boo ma fa dugalee dinaa ci sawar torop parce que yaakaar naa ni caada bu ñu ma ci laajee dinaa ci sawar tontu parce que yaakaar naa ni looy bëgg a def 30 ans nekkatoo ci gan te yaakaar naa ni maa ngi ciy bëgg a def 30 ans waaw parce que moom sa réew man bi may dugg théâtre moom sa réew moo ma dugal ci théâtre troupe bu ASC Dakar laa jóge doon jàng métier ñëw fi fekk fi troupe bu ASC ku ñuy wax Ngañ Jaañ yor ko bi ma ñëwee seen premier spectacle bokkuma ci damaa ñëw seetaan mais benn femme bu fi nekkoon bu tudd Nafi lu yewoon fii moo ne Ngañ kii boole ko ci troupe bi moo ma ci boole ba tey car macha allah yaakaar naa ni Sénégal laay wax 14 régions yi foo ci tudd sama tur te nit ñëwu la xam naa ko amul kon quartier bi dafa liggéey ci culture Mboro bu baax a baax da cee liggéey lu bari parce que les derniers jours de la Dior ñi ngi ko doon def fii parce que ñi ko fi doon def mooy Pape Makumba Fall Diamaguène Mbaye Ndiaye Sibi Ndioba Ndiaye. loolu troupe dekkal cosaan bi la. non ACJ la loolu ACJ la. mais dekkal cosaan moo fi indiwaat les derniers jours de la Dior dekkal cosaan moo ko fi indiwaat parce que ñoom ñoo ko doon def après ñoom ñu ñenn ñi jigéen ñi ñenn ñi sëy góor ñi ñenn ñi nekk ci beneen métier ñu arrêté ko mais moom sa réew mi tudd kaani gi moo fi ñëw formé waat troupe Ngañ Jaañ moo ko fi formé Mbaye Ndiaye si bi ñëw bay di si jàmm gën ñëw Pape Makumba Fall ñëw ñoom ñëpp ñu ñëwaat nekkaat ci troupe bu moom sa réew ci la ñu jógee fii bon dem compétition dem nañ fi compétition le terrain Taïba ñu jël fa premier mais booba bay di si mi ngi fi Pape Fall mi ngi fi Mbaye Ndiaye si bi mi ngi fi. compétition boobu noonu régional la woon wala. non compétition boobu ASC yi la woon. ASC yi. ASC yi nekk Mboro. ASC yi nekk Mboro mais ku gagné da ngay dem Tivaouane départemental boo gagné départemental da ngay dem régional noonu lañ ko doon def
léegi ñun bi ñun ñoo jëloon fi premier mais année boobu départemental mujjul am mais ACJ dem na fi ba semaine nationale de la jeunesse ACJ gagné na Mboro gagné Tivaouane gagné Thiès ñoom Sanex ñi ACJ gagné na leen macha allah ACJ ñoom Mbaye Ndiaye si gagné na ñoom Sanex nii ñoom Sanex ñëw ci ñoom nee na di leen maanaam di leen wax nañ ko nañ ko yóbbaale Dakar ACJ def na loolu ACJ bu masaa dugg région de bu masaa dugg Thiès dañ naan ngeen baal ma ci terme dañ naan dëmm yi ñëw nañu parce que xam nañu lu ñu fa teg dañu koy jël kon Mboro booy wax culture Sénégal da ngay laal Mboro force da ngay laal Mboro am na ñoo xam ne si nag peut-être buñ ko déggee dina leen xaw a jaaxal parce que fi ñu dabee culture la culture am na ñoo xam dañ koo dab am na lu ci bari lu passé loo xam ne si xamuñu ko te loolu dañ ko war a gëstu ji loolu dafa dem ba dafa dab suñu artistes yu mag yi. ma ñëw ci ki nga xam ne mooy Abou ma bëggoon xam seen taxawaay ci ASC bi seen taxawaay ci ASC moom sa réew lan la. bon loolu moom soo ma si laajee naa ci sawar a tontu bu baax a baax li tax mooy quartier bi dafa nekk quartier boo xamante ni si yaakaar naa quartier bu yàgg la mun naa ko wax mais ci quartier bu yàgg boobu ñun bi ñuy ñëw di intégré dañ fi fekkoon ay mag yoo xamante ni si yu yàgg xeex lañu bon yenn yi dafay fekk ñu nekk xale mais ñu waxoon ñu histoire bi ça veut dire que ni ñu génne ci ASC bi ñu ci AJ Mboro ba ni ñu ñëwee dugg si ñëw dugg si moom sa réew ni mu ñëwee kaani gi ba ni mu ñëwee ci moom sa réew déjà ay mag ñu xaraj nekkoon ci di xeex ba xëy na peut-être ñuy ñëw di ñëw ba tey ji yàlla dogal mu nekk suñuy loxo. avant loolu nag su ma déggee maanaam moom sa réew ci AJ Mboro la génn. effectivement waaw. te bon ñuy xeex di xeex ba yàlla dogal léegi mu ñëw suñuy loxo depuis bi mu si ñëwee nag ñu ànd ak wax dëgg yàlla ay mag ñoo xamante ne si ñu xarañ lañu comme par exemple comme président mi bon ay ñoom Ngom Seck yi nii yàlla dogal ñu nekk ci di débrouiller nag di soox donte woon nag mooy dafay xaw a des parce que xam nga li ñu naan sport bu njëkk ba amaana daan nga daan am budget boo xamante ne si di nga ko mën di démarrer donte woon nag mën na am kenn du la ko financer mais da nga daan préparer loo xamante au maximum di nga am sa benn 800 000 900 000 nga mën ko démarrer ay nawetaan en général sooy génn sa premier tour wala soit que sooy dem ba nga xamante sa xaalis dafay jeex da ngay toll si day fekk sa xaalis di jeex mais léegi nag amatul parce que tey jii da ngay dem di toll moment boo xamante ni si da ngay dem a dem ba finalement soo dee commencé tak bon lii nekk sa kees du bari kon déjà rek coono am na foofu yàlla dogal nag bon loolu lañ bëgg teel a taxaw pour mu jeex mais loolu yëpp nag li ñu ci dimbali mooy teel a liggéey boobu nag bon ci yoon boobu la ñu nekk pour le moment nii di xeex ci quartier bi pour bëgg def la tout ba heure bu ñu dee ñëwaat ci côté sport bi dina fekk na ñu am loo xamante ni si donte woon ne su fekkante si lépp ñëwul it li ñu soxla woon li fi daan nekk bu njëkk ba dinañ def la tout ba moment bii nii mu nekk fi. jërëjëf damay des ci ASC yi ñëw ci Grand Assane. ma bëggoon xam seen parcours lan ngeen gagné ci nawetaan. jërëjëf Diène parcours bi am na solo lool li nga question bi nga laaj parce que moom sa réew comme ni nga ko laajee Abou ci AJ Mboro la jógee AJ Mboro moo fi nekkoon loolu ñu ko xam bëriwul AJ Mboro moo fi nekkoon nekk fi équipe bu mag bi ñu demee xam nga nag dëkk day màgg koñ day màgg dëkk nag suy yaatu population bi di yokk il faut nit ñi nag jël seeni initiative loolu moo waraloon nag bi effectif yi bëree population bi xaw a takku moom sa réew aussi am koñ bu am solo bëri ay jeunes bëri ay talent ñu ni nag pourquoi pas ñu former suñu équipe loolu moo tax ñu jógee AJ Mboro former moom sa réew kaani gi la tuddoon bi ñu demee ba ci biir nag après gars yi changé ko pour des raisons techniques gars yi changé ko après indi moom sa réew wax dëgg yàlla nag ba ñu commencé nawetaan moom sa réew ba léegi nag gagné nañ fi ay trophées yu bëri macha allah gagné nañ fi ay trophées dem nañ fi départemental dem nañ fi régional gagné nañ fi coupe maire macha allah on a fait un parcours extraordinaire ba nga xam ne macha allah donc ci loolu la ñuy continuer di ci wëy ci cadre yi li Abou wax sànq ni bon équipe boo gis aussi au niveau de Mboro moyen la ñuy laaj
moyens yi rek mooy nekk problème. xam naa waaw moyens yi rek mooy nekk problème. coupe maire ban année ngeen ko jël. 2011 2011 lañu jël coupe maire. waaw moom ñu ngi koy fàttaliku. waaw yaa ngi koy fàttaliku. waaw nga joxal ma grand Assane ñu ngi lay nuyu. da ngay doog a dugg ci émission bi nga nuyoo rek nuyu internet yi lay seetaan. waaw asalaamaaleykum mbokk yi. nuyu naa leen ziar naa leen di leen jël bu baax di leen baal ak bu baax a baax. am naa nag sawarteeg. buñ ma laajee loo xam ne xam naa ko rek ma tontu ci bu soobee yàlla. ndax doomu Mboro laa. waaw benn question bi ma lay njëkk a laaj mooy lan mooy seen relation moom sa réew ban relation la am ak yeneen quartier yi. waaw loolu dina ci sawar a tontu wax dëgg yàlla ndax moom sa réew relation yi am ak yeneen quartier yi bari na. ndax man mi ba may tuut tànk nekk cadet ci ASC moom sa réew yaakaar ni def nañ fi ay manifestations yoo xam ne ak yeneen ASC lañ ko bokkal. ndax organiser nañ fi ay daan nañ fi organiser ay soirée yoo xam te ni daan nañ wax ni comme par exemple fekk naa fi moom sa réew Gunaas organiser soirée. moom sa réew ngay bokk nañ fi organiser soirée. moom sa réew Laseer organiser nañ fi soirée. ba bu ma mujjee mooy moom sa réew ASC bokk jom benn manifestation bu rëy boo xamante ni ba tey des na Mboro gi kenn du ko mës a fàtte. loolu man fekk naa ko ndax dama ci daan bokk. ci ñu ko daan organiser. xam nga kon tey jii moom sa réew amul ak kenn xaar ma yàlla. ci beneen ASC bi bañ na ba amu fi wujju amu fi noonu ñëpp ñun benn lañ ndax dañuy sol sax ay maillot ASC. en 2004 xuma 2005 footballé nañ maillot Laser ba final. en 2011 Laser moo ñu équipé kon xam nga ne amuñu kenn xaar ma yàlla. AJ Mboro ak moom sa réew du ko affaire rival kooku moom mooy neexal Mboro parce que man sam papa moo créé mouvement navétane Mboro moo créé AJ Mboro amical des jeunes de Mboro. xam nga tey ji loolu bu amee man damay wax ni carrément kon ñun ak AJ Mboro benn lañ. frontière amu fi fii si AJ Mboro la bokk fii ñuy waxee nii ci AJ Mboro la bokk. kon boog tey ji loolu bu amee suñu diggante ak ñoom moo dàq ci Mboro ndax dañuy yàkkamti ñu ne AJ Mboro moom sa réew. ñaata at mu am AJ Mboro moom sa réew amul ñaata at la newetaan Mboro daanu kon ASC moom sa réew boole na ASC yëpp bokk ak ñoom ndey ak bàyyi doon ak ñoom benn amul a xarma yàlla benn ASC. jërëjëf xam naa nga jox Abdou Aziz Dabakh micro bi moom tamit day doog a dugg ci émission bi yaa ngi ci émission vie de quartier ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet lay seetaan. bon asalaamaaleykum. waa Sénégal waa àdduna maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci li ngeen ma dalal ci émission bi. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf waaw nga jox grand bi rek ma bàyyi la nga noppal tuuti grand Assane li ma bëggoon a xam mooy seen relation yéen grand yi ak jeunes yi le bas âge nan la demee est-ce que li war a dox seen diggante dëgg-dëgg déggoo bi dëgg-dëgg mi ngi fa. merci Diène man de wax dëgg yàlla comme ni ko saa waay waxee sànq. xëy na peut-être moo ko sama taw ñooy maase parce que sama taw 87 la judd actuellement li ma lay wax ni j'ai 56 ans mars bii laay am 57 ans donc nekkuma xale te soo ñëwee gis ma toog ak ñii da ngay yaakaar ni mooy loolu yaa ngi dégg donc li nga wax ni amu fi ay kii mag la kële paa la kii amul problème ñun neen la amuñu benn problème yaa ngi dégg ku ma fekk fii da nga naan kii sama morom la wala kii te ñii ñëpp maa leen formé ñëpp samay loxo lañ jaar maa leen formé samay rek la ñuy àndal dégg nga donc ñun on n'a pas ce problème là moom sa réew ñun amuñu problème boobu kii mag la kii xale la kii la on est tous dans le même sac ñun ñëpp benn lañ amuñu problème boobu dañuy demalante di dikkalante tey ji soo fekkoon tey ji papay kii Bokar Thiam dafa am dëj ma nga Fuuta kon nga ngay moom moo ñu mag ñun ñëpp mais fii lay toogu ñun di waxtaan su dee politique la da ngay waxtaan dañ naan ko sax Bokar loolu du yoon c'est pas normal te moo ñu mën a jur sama mag la mais moo mën a jur ñii donc ñun on n'a pas ce problème là dañuy ñaan yàlla kay yàlla lafal ñu cat yàlla bu ci cat dugg mais macha allah problème boobu moom amuñu ko quoi. nga joxal ma Dabakh li ma la bëgg laaj mooy fii nii yan genre activité ngeen fi organiser à part nawetaan. bon à part nawetaan ñu ngi fi organiser bon daan nañ fi organiser ay activités culturelles. ay théâtre daan nañ fi organiser aussi lu mel ni ay simb. genre yooyu daal parfois ñu organiser fi aussi ay lamb quoi. comme ay signature de contrat genre. bon lamb yi duñ ko defee ci biir koñ bi mais signature yi fi lañ koy defee quoi.
bon activité yooyu moom dinañ ko fii faral di def parfois ñu def set setal reboisement aussi dañ ko fiy def waaw yi am na association si waaw war na am lu mat ay 2 associations waaw lan mooy seen rôle ci quartier bi bon seen rôle ci quartier bi bon benn bi mi ngi yëngu ci wàllu social beneen bi ci wàllu environnement lépp lu jëm ci wàllu set setal lu jëmale quartier bi kanam ñeneen ñi ñoo ci nekk quoi jërëjëf waaw jërëjëf nga joxal ma Abou li ma la bëgg laaj ci explication bu gàtt rek mooy suñu xoolee seen équipe bi ci at yi mujj yi nii ASC bi laa bëgg a wax dañuy gis ni équipe bi day bari mercenaire comme sama mbokk ngay dey loolu mu mel na préparation bi war a am ci jeune bi bas âge pour ñu nekk ay joueurs talentueux dafa des bu baax a baax loolu lan nga ñu ciy wax est-ce que liggéey bi war foofu def ngeen ko ci booy yi. effectivement loolu moom soo ma si laajee dinaa sawar trop pour tontu ci. c'est vrai que at yi passé à part 2011 yaakaar naa bi ñuy jël coupe maire su ma juumul yaakaar naa benn mercenaire moo ñu raxoon su ma juumul bon at yi di ñëw nag xëy na mu xawoon am changement tuuti yeneen at yi ñëw yëpp ñi ngi doon am ay mercenaires mais soo gisee ñi ngi fas yéene di ko dindi nag ça veut dire que ne moment bii may waxee ak yow am nañ sélection boo xamante ne si mi ngi fii si quartier bi ñun bureau bi wala soit que ASC bi ak dirigeants yi ñoom ñoo ko encadré ñuy am ay match tey jii lii moom moo tax fubali wuñu te booy yi nekk fii def opté ni ñoom ay jour lañu ñoom dong la ñu jël pour préparer leen te ñaan nañu yàlla loolu moom programme nañ que ni moom fi lay yem luy nuroog mercenaire moom incha allah gëm nañ ni jeex na fi bon parce que benn bi ma lay wax sax 2011 ñaan nañu yàlla suñ dee ñëwaat benn boobu sax bu soobee yàlla du fi am parce que ñu ngi ciy liggéey te am nañ effectivement mais xam nga soo dee liggéey pour am na loo xam ne doo ko liggéey pour benn at bañuñu ñu dem ñu dóor ñu 20 amul problème mais de toute façon mooy gëm nañ ni at yii di ñëw dina méngoo du jege que par rapport ak at yi si ginnaaw que dinañu ñëw pour liggéey si te incha allah suñ ñëwee dinañu xam ni préparé nañ leen avant que nawetaan di ñëw te pour ñu xam ko nag yàlla nañ fi yàlla bàyyi ak jàmm ba nawetaan yi di ñëw dinañ fi gis ay booyu xarañ yoo xamante ne si quartier bi la ñuy dëkk incha allah boole kook nag ku ci mel ni ñeneen ñi si quartier bi mën nañoo jëli sa quartier mën nañoo jëli quartier keneen ak keneen ak keneen ba li ñu manqué fii nii ñu am ko incha allah. lu rafet la Awa Thiam ma bëggoon a xam seen taxawaay yéen jigéen ñi ci ASC bi est-ce que yéen a ngi jàppale góor ñi bu baax a baax. waaw parce que ASC moom sa réew ni ñu am nañ commission féminine voilà ay femmes yu engagé wu pour seen quartier yoo xamante ne moom sa réew daf leen jaral lu nekk avec Ngom Seck vraiment moom tamit mi ngi ci def jéego yu am solo tout le temps daf ñuy tenir au courant ci développement associé ASC bi programme yi ñu am parce que ñoom à chaque fois tamit génnewuñu jigéen parce que heure bu ñu defee programme ñu ngi ci boole jigéen ñi ñu ngi ci boole bañ nañ ko ba dañu am groupe WhatsApp boo xamante ne information bu ñu am foofu lañ koy circuler voilà ñoo ngi jàpp ci sunu ASC parce que vraiment ni dañoo bëgg sunu ASC bëgg nañ sunu ASC lool même final ASC yi moom sa réew match bu am moom sa réew doon am jigéen ñi elles étaient présentes dañuy dem bu baax final dañuy gis ñoo xamante ne ay étudiantes yoo xam dañu doon déplacé wu Dakar ba Mboro ñëw pour soutenir seen ASC voilà. waaw nga joxal ma Pape li ma bëggoon a xam mooy est-ce que yéen ci côté caada bi boo xoolee ñoom am nañ ci taxawaay comme ni ngeen ko waxee sànq te sànq wax naa ba grand ngom ni ma fissure amu fa bu dee fissure amu fa nag est-ce que ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu caada ñoom tëggkat yi est-ce que ñoom ñoo ngi leen di jàppale ñoom yéen tamit si biir ASC bi. waaw xam nga boo waxee jàppale. day day mel ni dafa am lu ñuy xaar ci ASC bi. te pour man. nit ki li nga moom amuloo doo ci am frontière donc pour man nit ki li nga moom doo ci am frontière parce que boo gisee li tax tey mënuñu def dara tey ku wax mouvement nawetaan fi mu nekk nii ku wax ci lu jëm ci nawetaan rek di nga wax comme li nga wax di nga wax culture di nga wax leneen ak leneen donc tey soo organisé woon laaw di nga uti ñu ko tëgg su fekkoonte ni da ngay préparer final di nga soxla ambiance biir stade donc loolu moom ku ne xam na ni Mboro macha allah quartier bi la ko fi yàlla defal donc bëri na ay activités yoo nga xamante si ba ci suñu nawetaan yi passé yi ñu mujjee fa football avant mbas mi donc bëri na ay regroupement yoo nga xamante ni ci quartier
bari na luñ koy aye sax nag ñoom bari na loo nga xamante ni saa bu ñuy débuté nawetaan dañ naan première réunion ASC donc Ibrahima Mbaye moo koy organisé wala nangam ak nangam ñu dem biir raafe su fekkente ni si décidé nañ bu ñuy dem it aussi premier match wala deuxième match wala match bu intéressant bu nekk donc foofu la ñuy regroupé juste pour bañ a wane ni am na lenn loo nga xamante ni si luy xaw a wane stigmatisation la wala leneen donc loolu moom bëri na lu ñu koy faral di def ci suñu diggante ak ñi nga xamante ne si ñoo ngànk loolu jërëjëf xam naa foofu la ñuy yemale première partie bi jàll ci deuxième partie bi ndax mën naa ni képp koo xamante ni seetaan nga émission bi tey li ngay ëpp information mooy ci ASC bi seen taxawaay ci Mboro loo xamante ni information bu nekk lu bees la ci ñun quoi ñoo xamante ni ñu xamuñu ko woon bari na si ndax tey man en personne benn final laa mës a fàttaliku muy bii kii di wax 2011 laa mës a fàttaliku bu kii jël te am na yeneen trophée mu jël pourtant ak taxawaay bi nga xamante ni ñoom aussi am nañ ko ci wàllu caada wàllu cosaan loolu lépp bari na ñoo xamante ne amuñu ci woon information tey ku ko seet na incha allah di nga ci am lu la leer sa bopp